mbokk yi bisimilah ci xibaaru marax yi bokk na la ca gën a fës ci pencum ndawum réew mi assemblée nationale ñu dalloo fa tey ñetti commission technique yu bees benn ñu jagleel ko pétrole ba ca des gaz mujj nag di commission économique ak financière yi jëm ci lépp lu jëm ci wàllum alam gi Liberté 6 Konachap ak Patte d'Oie nekk na ay gox yoo xamante ne ñu ngay dundi jafe-jafe bi nag mooy ndox ma ñuy am mëteesul ay xaaju guddi la ñuy jukk ngir am ndox moo xamante ne moom la ñuy mën a jëfandikoo ca bëccëg ba ñuy woo kilifa yi nag ngir ñu jël cay matuwaay ndax lii lee dafa yàgg ci seen i gox ñu wax ci dem géek dikk gi nemmeeku nañ nag ay plaque yu yees ci wota yi loolee nag juru mbégte bu baax ca ña nga xamante ne ñoo koy jaay waaye nag woy jëfandikoo yi gis ne plaque yooyee jot yi dafa jafe rawatina nag lépp lu jëm ci wàllum kayit ya ngay déposé mbokk yi looloy ponk yi ba jeexee dañ ci toftal xibaar biti réew laataa ñu kaa faram fàccee. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi dañu koy dooree ca pencum ndawum réew mi nañu ko junjee nag am na ñetti commission technique yu yees bu njëkkaan fukk ak benn la woon jamono ji nag ñu ngi ci fukk ak ñetti commission yooyu bokk na ci benn bu ñu dénk wàllum pétrole bi ba ca des gaz bi ba ca des nag moom la ñu dénk wàllum commission économique ak financier ñeem wàllum alam gi loolu nag dana dimbali bu baax jëwri ni nga xamante ne dañu fay ñëw ku ci nekkandi sa budget noo koy défendre ñu daal ci déglu Théodore Montel nekk nag ab député ci jokkoo mag Alassane Samba Diop. ci assemblée nationale commission des lois daje na pour xool proposition de loi bi ñu def pour modifier règlement intérieur assemblée nationale bi ñu daje nag ñaari ponk la ñu laal essentiellement benn bu njëkk bi mooy commission yi doon liggéey assemblée nationale li ñuy ooyee commission technique mooy ñuy daje càmbar loi yi balaa ñu koy yóbbu plénière commission yooyu fukk ak benn la woon léegi ñu xam ne que Sénégal mu ngi changé ñu ngi am économie bu bees ñu ngi jëm ci pétrole jëm ci gaz donc ñu ne assemblée nationale war na am ay commission yoo xam ne dafay méngoo ak économie sénégalaise ak ni Sénégal di dundee ci jamono ji donc moo tax ñu yokk ay commission yu bees dañu xaaj ay commission finance par exemple dañ ko def ñaar benn bi day toppatoo budget beneen bi toppatoo affaire yi économie affaire yi koom-koom commission développement tamit dañ ko xaaj daal di defar commission boo xam ne dafay def développement rural ak commission boo xam ne day wax affaire yi industrie bi ci tegu mooy ministre yi bu ñëwaan assemblée nationale dañ daan jaar ci commission technique bi balaa ñuy dem commission finance après ñu doog a dem plénière ñu seetlu ne que ak gouvernement boo xam ne léeg-léeg ministre yi dañuy bëri dañ daan dem ba nga xam dañuy voté ay budget yoo xam ne daanaka duñ ko càmbar bu baax léegi nag ñu ne dañuy def benn passage rek la ñuy def ministre bi day ñëw commission finance daal di ubbi commission boobu ndaje boobu daf koy ubbi def ko ak commission technique bi nga xam ne moom foofu la ministre yi waroon jaar donc benn réunion rek la ñuy def après jàll plénière comme ça ñu mën a càmbar bu baax lu waay ñu wax ci leneen ñeel jafe-jafe yu askan wi di janool jëm ci wàllum ndox wi bokk na ci yenn gox yi ci mel ne Patte d'Oie Konachap ak Liberté 6 askan wa dëkkee foofu ñoo mënuñu sax nelaw ndax diggu guddi la ñuy faral di am ndox guddi googee nag ca la ñuy root seeni mànd ba fajar looloo tax ñuy wéyandi seeni mer di sàkku ndimbal ci kilifa yi ñoom sax li ñu bëgg mooy ñu ut saafara ci jafe-jafe yooyu reportage Abdourahmane Ly Augustin Manda. situation bu metti lijjanti la ñu nemmeeku si yile koñ bokk si Dakar fii si Liberté 6 Konachap ñi di askan wi xamatuñu fu ñuy waxee bile situation depuis que ndoxu robinet bi pression bi taxu ko fort loolu Modou Kandji ngi ñëwaat si yooyee jafe-jafe. ça fait des années ñi ngi am problème ndox ba dañ doon rooti mais temps yi ces temps ci xaw na tane tuuti mais n'empêche que ba tey matinal bi pression ndox bi moom zéro lay doon du coup boo dëkkee à l'étage moom doo mën a am ndox toute la journée. waaw guddi gi daal lay ndox bi di am pression te guddi gi doo bu fekkee da ngay liggéey guddi gi boo sonné da ngay nelaw doo mën a jóg di root affaire yooyu noonu waaw amoon nañ problème temps yi sax ba dañ doon wut mooy sereet yi def ndox di ko jaay quoi ñoom la doon contacter pour ñëw fii jënd ndox affaire yooyu noonu moo xëy di ñàkk ndox di jënd ay ndox doo am temps toog doo toogee sa xel du dal aussi ngay bëgg a fóot doo mën a fóot waaw ngay bëgg a utiliser ndox mu set doo ko mën parce que boo jëndee ndox moom ndox boo ko jëndee voilà doo ko mën a utiliser di ko naan parce que doo xam fu muy jógee en fait waaw si ay barigo lañ koy def wala oto ndox bi jaar fii. bu dee Modou day jënd ay barigo ndox Fanta Sadio moom mi ngi jëlee ndox mi si benn pompe bu nekk si jàkk ju ko soriwul dara mu di mbir bi nga xamante ni jafe-jafe yi romb na li askan wi doon xaar. suñu xale commencé nañu jàng bu ñu kiiyee balaa ñuy dem école
il faut nga teel a jóg mën a uti ndox pour sàng leen defaral leen toilette après ndekki bi doog a dem école dañoo sonn trop. fóot bi tam soo naree fóot fii da ngay am problème uti ndox ba pare après doog a fóot loolu tam coono la dem marché pour ñoo togg loolu yëpp coono la loolu yëpp ci ñàkk ndox bi la bokk waaw il faut ngay teel a jóg boo teelee jóg doo am ndox. si Patte d'Oie situation bu ñu fi fekk moo gën a ti graaw si immeuble bi si ñaareelu étage bi benn toq ndox sax jógewul si robinet yi ay jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel ngir jot si lii di ndox. métti na parce que ay risque la parce que mënoo yéeg rooti ndox si suuf yéeg ba àkki ji ba deuxième parce que lu nekk mën na cee xew. ba pare sama mère da doon root ndox jékki-jékki daanu si escalier am benn damm si loxo bi. te ndox guddi ba guddi ngay root guddi ba guddi après mun naa leen woon sax guddi ba guddi la ñuy root semaine bi amuñu ndox ñetti fan yi passé yëpp dem ba ndox bi 2 heures du matin la ñëw dañoo root ba 4 heures 5 heures mu coupé waat problème d'hygiène la ñuy am. ndox bu amul toilette yi da nga am problème utiliser ko le nettoyage te kër bu amee ay xale nettoyage noo def moom donc chaque fois c'est le même problème qui se pose dañuy génn hors du quartier dem uti ndox waaw on est obligé ndoxu naan dañ koy jënd boutique ndoxu pour nettoyage ak yooyu dañuy mujj génn hors du quartier dem uti ko. mu di mbir bi nga xamante ni askan wi ñaawlu nañ ko loolu mu di askan bi nga xamante ni mi ngi woo kilifa dëkk bi ngir ñu gën a xoolaat seen taxawaay si bile mbir. di ñàkkum ndox wala wàññite robinet yi te nga xamante ni mi ngi gën di yàgg di dem. ñu wax ci leneen ñeel njàng mekk njàngale mi ubbi tey jàng tey loole nag la ñu nemmeeku ci lycée Seydou Nourou Tall ndongo yeeg jàngalekat yi ñoom waa ña nga ca waar bu baax seen ñaan nag mooy njàng mi ci atum ren mi ànd ak dal ndax li ñuy dégg ci yëngu-yëngu ak préavis de grève suqeekoo ci syndicaliste yi bëri na loolu reportage Alioune Gueye Moussa Fall. ab cours école bu bëri ay élèves mu nekk saafonte diggante ndongo yu bees ak ñi fi nekkoon. ginnaaw bi ñu toogee ñetti weer di noppalu ubbite l'école bi daal di tàmbali ba tax na fii ci lycée Thierno Seydou Nourou Tall jàng bi commencé na. waaw cours yi moom démarré na ci école bi pratiquement premier jour bi xam nga fii Thierno Seydou Nourou Tall am nañu habitude boobu dès la rentrée des élèves dañuy commencer cours yi. ñoom ndongo yi di ko dëggal rawatina ñi nekk ci série scientifique yi. waaw commencé nañ def nañ EPS français PC pour le moment waaw cours yi mu ngi déroulé normalement. waaw ñoo ngi déroulé normalement prof yaa ngi ñëw comme il faut vraiment waaw ñoo ngi ñëw surtout lundi bi majorité bi lundi bi lañ ñëw. ndongo yile rawatina ñi leen di jàngal di ñaan ab année scolaire bu dal. waaye ci côté boobu yaakaar naa syndicat yi ak gouvernement bi en tout cas njort naa ni dinañ trouver accord ça dinañ déggoo pour essayer de sauver vraiment l'éducation mooy maanaam njàngum xale yi. ñu bàyyi année bi mu passé wu comme il faut vraiment parce que soxla nañ aussi année boo xam ne une année apaisée soxla nañ ko. soxla nañ surtout ak élèves terminale yi ak élèves troisième yi ñi war a def baccalauréat ak BFM soxla nañ année bu apaisée vraiment pour terminer seen année scolaire bi. bu yenn ci école yi nekk ci inscription yi ak orientation yi fii ci lycée Thierno Seydou Nourou Tall ñoom tàmbali nañ jàng mi muy élève wala ñi leen di jàngal pare nañu teg si di sàkku ab atum njàng bu dal ci jàmm ak salaam. ñu des ci wàllu woowee ba tey waaye bi la yoon dañuy àddu jëmale ci koom gi nga xamante ne ubbite école gi mu ngi koy jur rawatina ci ñi nga xamante ne ñooy jaaykatu ndékki yàkkamti woon bu baax ndongo ya delluwaat ca classe yi ndax bëri na ci ndongo yoo xamante ne ci ñoom ñooñee suñu xëyee fa la ñuy dem ngir jëndi seen ndékkee ña ngay rafetlu loolu reportage Omar Kane Gorgui Diaw Thiam. ni élèves yi jëlaate yoonu école yi noonu la daba tàmbaliwaat njaayam ci école yi ci bool yi mu uuf lépp lu élèves yi soxla ngir ndékki. naa jaay petit pois spaghetti sauce pomme de terre bu demee si kanam naa jaay ay foie yooyu tamit dama koy jaay waaw ak thon. ñëpp fii la ñuy ñëw di ndékki si xale yëpp a ngi nii taxaw fii la ñuy ndékki si. non vacances moom duma jaay ni sa tey laa commencé ñëw depuis vacances ba léegi jaayu ma woon dama arrêté woon après vacances jeex ma ñëw. Saliou moom fii ci maire Daba lay faral di ndékkee ngir bañ a tardé. su ma teelee yow
damay ndekki si nga waaye mën naa yow si daba laay ndekkee fii laa gën a mën a ndekkee si daba pour bañ a tardé. fan yi ñu génn jawriñ bi yor wàllum njàng mi xamle woon na ni ñetti élèves yoo jël ñaar ñi ñu ngi dem école te ndekkiwuñu mu nekk loo xam ni arrangé na bu baax daba ak ñoñam ñiy jaay ci école yi ak li ko wër. Omar Kanit ca université Cheikh Anta Diop restaurant yi tàmbali nañu ubbi bokk na ci restaurant self loolu nag ngir dimbali bu baax ndongo yi nga xamante ne dañuy dabo maanaam ñi nga xamante ne dañuy amal examen de rattrapage jamono yi ñuy àddoo ñu gis ne nag loolee baax na ci ñoom bu baax. Tidiane Cissé Sidinia. ci biir restaurant yi ñenn ñi di lekk ci biti ñeneen ñi di topp ay rang ngir jënd ay ticket pour mën a lekk restaurant université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tàmbali na liggéey ci altine bi. tey depuis 11h ñaari restaurant ñu ngi dox. léegi soo demee ci biir restaurant bi étudiant bu fi ñëw remplir les conditions à savoir nga joxe ticket wane sa carte wane étudiant nga boo si dem bu la neexee di nga lekk tey. mu doon ab ndogal ngir jàppale ndongo yi nga xamante ne ñooy def rattrapage ci seeni faculté. tijji bi donc loolu calendrier pédagogique la pédagogique nag su ubbee ñun dañuy suivre dañu leen àndal ak ñoom ngir étudiants yi mën a nekk ci biir campus bi. ci ndongo yi ñu ngi rafetlu li nu mel te di sàkku autorité yi ñu def ko ni at bu jot. dama doon réviser tuuti rek sama benn xarit signalé ma naan ma bon resto yi dañoo ubbi quoi ma ne ko gars yi sauvé nañu franchement man nag moom deewoon naa benn instant nag quoi. franchement parler rafet na trop parce que daf ñuy noppal tamit daf ñuy noppal quoi parce que fii nit ñi dañuy sonn étudiants yi mun nañoo ne dañoo nekk ñoo xamante ne dañoo jógee dëkk ba dëkk ñëw ba fii bu ñu sañoon balaa ñuy jógee village di ñëw fii dañuy fekk restaurant yi yëpp ñu tijji ko ba pare bu ñu ñëwee directement rek ñu mun di añ di lekk di def suñu yëpp fii. pavillon yi ubbeeguñu ko quoi mais ñu ngi ñaan directeur bi ñu liggéey bi gaaw quoi pour ñu mun koo ubbi nu mu gaaw quoi pour étudiants nekk si jàmm quoi mun a réussir seen examen bi jàmm. ginnaaw seeni ndaje ak autorités yi jiitu campus social étudiants yi di xaarandi léegi ubbi tekk dëkkuwaay université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ngir rek ñu mën a concentré wu ci seeni njàng. ñu wutali ca banlieue bu Ndakaaru ca Thiaroye Jidda Kaw maire ba nag daal dina addu jëm ci élection locale yi li mu gis nag mooy yooyu les élections waruñu ko dàq tax na ma ngay sàkku ca gouvernement ba ñëw sàmmonte kala ca yoon wax kàddu yooyu ma nga ko yëkkati jamono ji nga xamante ne da nga doon jébbal juróom-ñetti école yi nekkee ca commune am ay fourniture moom maire ba mooy docteur Cheikh Tidiane Dieng ñu àdduna ci micro bu daan ngaaj. mooy ne man d'accorduma ëllëg ci manipulation calendrier électoral légitimité dafa am fu muy yem dafa yem ci mandat boobu bu jeexee dañoo war a renouveler toutes les légitimités loolu moo ànd ak loolu mooy démocratie. Maintenant l'acte 3 de la décentralisation mooy ni les mandats des conseillers 5 ans la donc su waree weesu 5 ans tant que ñu ngi woon ci biir 5 ans yi président Macky Sall amoon na possibilité prolonger ko par décret mais bu naree weesu 5 ans yi donc bu naree jéggi 2019 il faut nécessairement une loi à l'Assemblée nationale pour soit dissoudre tous les conseils municipaux ou plutôt constater la fin des mandats de tous les conseils municipaux def fa ay délégations spéciales dans toutes les mairies et dans tous les conseils départementaux ou alors prolonger l'ensemble des mandats jusqu'à la date des prochaines élections. L'un dans l'autre, il faut que effectivement que état bi que gouvernement tàmm respecte calendrier électoral parce que loolu aussi critère la indicateur la bu am solo ci wàllu démocratie. beneen ponk ci biir xibaar yi bi ci réew ñu doore ko ca Rwanda foofee nag missionnaire évangélique doomu réew Amérique bi nga xamante ne tegoon nañ ko loxo juróom-ñaari fan ci weeru octobre bi ngir trouble à l'ordre public moom ci fàttali ñi ngi ko tegoon loxo jamono ji nga xamante ne mi ngi doon waaja janoo ko way taskatu xibaar yi di àddu jëmale ci église am bi nga xamante ne dañu ko tëj ci waaye it ca rajoom bi te gouvernement bu Rwanda defoon ko boobaak léegi am na at ci fàttali fekk Kigali nag daal dinañ fay tëj lu toll ko
juróom-ñaar téeméer ci ay secte église évangélique waaye nag yooyu les secte ak église bu fa lu taxoon ñu tëj ko mooy li ñeel wàllum kaaraange gi dafa méngoowul ak la ñu fa doon doxal ca jamono joojee nag ca Syrie waa France taxaw nañ di artu nag jëmale ci képp koo xamante ne dangaa taxaw ne doo ànd ci xeex ga ñuy xeex état islamique looloo tax nag jëwrin français bi ñu dénk mbiru biti réew di affaires étrangères moom mu ngi leen di soññ bu baax ne duñu bàyyi kenn taxaw nag ci xeex boobee nga xamante ne ñu ngi ko fay amal. gëstu bés bi tey dañu ko jagleel wàllum dem gékk dikk gi ak plaque yu yees yi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ci réew mi jamono ji nag ña nga xamante ne ñoo cay yëngatu ñoom ña nga cay jurub mbégte ndax seen gafaga mi ngi ciy sukkandiku bu baax way jëfandikoo yi nag ñoom ni ngi ñaawlu yéexaay bi jëm ci liggéey bi waaye it mbir yi dafa seer lool la ñuy joxe ci koppar dafa jéggi dayoo reportage Mamadou Cissokho Souleymane Diallo. lu sorewul dara centre bi ñuy defee visite technique oto yi ñu ngi fi bëri lool. ci wetu oto yi ñu ngi fi nemmeeku liggéey bu dox defarug plaque yi ngeen di ràññeewee. lu bees loolu nag dina tax ñu càmbar lépp loo xam ne ni ci oto la mi ngi daw fii ci Sénégal te amuloo ay kayit yu baax mënuloo accéder ci plaque yi mënoo am ci carte grise yi. ancien plaque yi dañ koy defar ba léegi jusqu'à présent mais léegi tamit dañuy numéro yu bees yi dañ koy posé bon plaque yu njëkk yoo nekk na plaque yoo xam ne dafa xaw a difficile par rapport ak yu bees yi moom tout est informatisé yëpp dafa gën a oyof quoi liggéey bi dafa gën a gaaw. ay coppite nag ñu ngi ko andi ci seen liggéey li ko waral mooy plaque yu bees yi ñu fi andi. boo ñëwee si ñun nag da nga ñuy présenter carte grise bi présenter ñu troisième plaque bi ñun ñu defaral la say plaque montel la ko ci oto bi jël troisième plaque bi taf ko ci pare-brise bi nag nga soog a mën a dem. du ñëpp ci ñi koy jëfandikoo nag ñooy rafetlu coppite yi am. mbirum plaque yi bees na ñu ngi ko gisee moom vraiment doy na waar daal doy na waar trop te métti na parce que boo xoolee plaque étranger yi ak plaque yi boo xoolee benn la presque changé wul benn affaire te aussi tamit pour nga am plaque rek pour oto rek mutation bokkul ak il faut nga fay 21 000 pour nga am plaque te 21 000 yi boo fayee sa plaque ba pare il a fallu que léegi nga toogaat beneen une semaine pour nga jot sa carte pour nga jot sa carte grise ak sa plaque kon dèjà léegi gars yi dañuy jaay carte grise bi dañuy jaay plaque yi loolu moom dafa xaw a doy waar te bu njëkk ba da nga daan ñëw fay impôt boo ñëwee sur le sang da ngay am sa plaque immédiatement mais léegi da ngay gis koo xam ne dafay am oto ñëw fay impôt di nga toog léegi 3 semaines nga soog am sa numéro loolu c'est pas normal. ngir wàññi mbuxum yi doon am ci wàllum joxe plaque d'immatriculation yi nguur gi andi coppite yii le ñii di liggéey ci milieu bi nag jàpp nañ ni dina régler problème yii le. mi ngoo ko foofee ci ànd xibaar yu marax yi di daal di yem sant leen gërëm leen bu baax ci teelu bi yéen mbokk yi safu seen télévision ITV 19h45 Xalifa Jaxate dina ñëw andi leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan jërë ngeen jëf wasalaam.